mbokk yi ñu topp si xibaar 24 TV ak sunu mboolem plateforme ñu ngi am mbégte ànd ak yéen tey jii si jotaay bi ak docteur Fall Mbaye di candidat yu bokk si ñuy jogante nga xamante ni bokk moomeel bi di mairie bu Mbacké si 2022 weeru janvier ñu fas yéene waxtaan ak moom si ponk yu bëri tey jii docteur ñu bàyyi la boo mënee xamle sa bopp waa Mbacké ak àdduna wërngal këpp. asalaamaaleykum waa Mbacké Bawol docteur Fall Mbaye maa ngi leen nuyu leen ñaanal jàmm di ko ñaanal. képp koo xam ne si rek mi ngi yeewoo Mbacké di la sant ci invitation bi man nag pour ma présenter wu rapidement rek doomu Mbacké laa juddoo Mbacké fii laa juddoo samay maam fii lañ juddoo fii laa yaroo fii laa jàngee école primaire maa ngi fi jóge daal bi ma amee à l'époque li ñuy wax brevet dem Dakar jàngi fa lycée Limamoulaye am fa bac jàll concours polytechnique donc dem école polytechnique supérieure am fa un diplôme d'ingénieur en génie électrique donc major de la promotion bi ma génnee ñu yóbbu ma France pour ma jàngi ma dem foofu à l'Institut national polytechnique de Toulouse aussi def fa un diplôme d'ingénieur aussi en électrotechnique électronique de puissance major aussi de la promotion def un DA un doctorat en électronique de puissance en gros daal loolu mooy sama njàng may doomu Mbacké nag ba may doonee xale Mbacké ñu bëri xam nañ ne football naa fi ay nawetaan ay temps wu kaani gi ak te bi ma jógee Mbacké yàgg na waaw yàgg na ndax jàng ba pare waroon na ñibbi si Sénégal nag ma jàngee ba pare mais xam nga ñun doomi baado la yenn njàng yi boo ko defee ba yàlla dimbale la ngay liggéey ci multinationales yi nga xam ne war ngaa dimbale sa waajur yi dimbale mbokk yeeg yooyu toog liggéey te am aussi wut expérience parce que xam nga des fois Sénégal dañuy jàng am yenn diplôme yi te dañuy yem rek ci côté recherche fondamentale bi ça veut dire que doo dem ba ci mën a création c'est-à-dire que concept voilà inventer dara créer ko ba mu doon le produit final mu dugg dans l'industrie nga industrialiser ko waaw loolu des fois dañuy manquer parce que amuñu industrie yu def loolu waaw ñun en général industrie de consommation rek la ñu am quoi produit dañuy ñëw rek ñu consommer du ñu xam fan lañ koy liggéeyee ak fan lay jaar ba produit bi egg voilà ci tënk daal looloo taxoon ma toog bitim réew di fa liggéey ci multinationales yi liggéey yoo xam ne si nag création la ay patente innovation créer ay produits délocalisation yenn produits parce que dëkk ba ma dëkk muy Suisse comme main d'œuvre bi dafa rëy dafa yéeg presque duñ fa produire dara dañuy inventer rek daal dem ci pays comme Chine Sri Lanka ainsi de suite daal dafay produire. jërëjëf di fàttali si bannière ànd diisoo Mbacké ngeen fas yéene dem pour jël mairie bu Mbacké mais lu ko jiitu dafa am loo xam te ni moo leen motiver mooy ndoxu Mbacké sama naataangoo bi ni la koy wax léegi ndoxu Mbacké boobu noonu ngeen jaaree pour dugg si politique créer ànd diisoo Mbacké ndax jàpp ngeen ni confiance bi population bi amoon ba topp leen si boobu projet dana leen stop si élection locale yi. waaw maa ngi lay sant ci question boobu xam nga bu ñu wax ndoxu Mbacké xam nga ndoxu Mbacké des fois sax dafa may gêner ma wax ci parce que du ñi nga xam ne si ñoo nekk ci diisoo ànd defar Mbacké rek ñoo liggéey ci ndoxu Mbacké mi ñi ki liggéey dafa bari am na ñu bëri ki initier projet bi sax sama grand frère Mabé Ndiaye moo initier projet man moo ma dugal ci ndox mi damaa nekkoon bitim réew di liggéey mu woo ma ne il faut que ñu xool waa Mbacké nan lañ leen di jàppale parce que nitu Mbacké yi mënuñoo fay ndox mi loolu lañ tàmbalee mais bañ demee ba ci biir ñu soppi ko xool ne ndox mi baaxut ñu def ci ay jéego yu rëy def ci ay analyse ndox mi fépp ñu yóbbu ko ñu won ne ñu ne ndox mi ñu leen di jaay ak lii ñu leen koy jaayee déjà ndox mi yéen war leen ko mën a utiliser ñun bi ñu gisee loolu en tant que nit doomu aadama en tant que doomu Mbacké on s'est dit que mais lii mënuñ koo seetaan ñu toog ay doomu Mbacké yu bëri ay intellectuels des ingénieurs des techniciens et tout ñu regroupé wu ne léegi dañuy teg xeex bi sur le plan scientifique prouver ne ñii li ngeen ñuy jaay baaxul te il faut ngeen changer ko ñu dem ba ci biir mais xool ne mais ñun ak askan wi rek ñoo nekkoon ci xeex bi ça veut dire que politique yi nga xam si ñoom lañ fi teg ak politiciens yi nga xam si moom lañ fi teg mais ndox mi mais intéressé wu leen ma ne mais ñii bu fekkente ne ndox intéressé wu leen
askan wi intéressé wu leen mais lan lañ mën a lijjanti ci dëkk bi xam nga nit ñi dañuy wax lu bari naan dañoo jaar ci ndoxum Mbàkke mi pour def politique déedéet ndoxum Mbàkke mi moo ñu yóbbu ci politique bi parce que avant ndoxum Mbàkke bi dañoo amoon ñun suñu ay projet industriel yoo xam si dañ ko xalaatoon indi ko Mbàkke pour que ndaw yi di ci liggéey mais bi ñu xoolee difficulté yi ñu am ci ndoxu Mbàkke ñu xam ne donc projet industriel yi nga xam si dañ ko am buñ ko naree indi Mbàkke aussi les même difficulté nag nañu am moo tax ñu ne léegi avant ñuy tàmbali lenn nañ proposer population yi projet yi nga xam si moom lañ xalaat pour développer dëkk bi te aussi jël dëkk bi parce que boo ko defut day gën a metti te day gën a yàgg te li ñu bëgg nga xam ne si intérêt askan wi la il faut que ñu gaaw ci moo tax bi ngay wax naan bi ngay laaj naan ndax askan wi danañ am même confiance bi pour toppuñ ci loolu déedéet du affaire confiance ñun ñoo war a gëmal wan askan wi ne lii ñu nekk ak fii ñu jëm mooy c'est la seule solution amul beneen solution amul benn réew benn dëkk buy développé wu sans pour autant que ngay am ay ndaw yoo xam si dañuy xëy suba teel dem di liggéeyi mais boo demee pays développé yi mais da ngay gis ñu naan pays bi dafa développé mais ci biir pays bi da nga gis ay région pays boo xam si kenn dëkku fa lu tax kenn dëkku fa parce que amut liggéeyukaay boo demee Italie soo jëlee le nord et le sud mais ña fa nekk ay retraité lañ parce que am na jant beeg yooyu parce que retraité nañ ñoom dañ leen di fay seen retraite yaakaaratuñu leneen mais ñi nga xam ne si ci période liggéey lañu toll war a dem liggéey duñ toog ci sud bi ci nord bi la ñu nekk parce que nord bi mooy partie industrielle mooy partie bi nga xam ne si moo am liggéey problème boobu nag lañ am Mbàkke moo tax problème boobu il faut ñu génne ko fësal ko wan ko askan wi topp ñu ci. docteur li nga dugg nii bëgg jël meeru Mbàkke est-ce que di nga ko assumer ëllëg ndaxte lim laaj dafa bari benn da ngay toog ci dëkk bi ànd ak nit ñi di bokk ak ñoom lu neex ak lu metti d'ailleurs yaa ngi ci sax mais da ngay liggéey nag faneen. waaw question boobu noonu nit ñi ñu ngi koy wax ndax maanaam mën nga fexe ba ñoom seen xel dal ci wàllu woowu mu nekk un maire résident njaral sax nga bàyyi sa liggéey wala boo ko bàyyi mooy sa teranga waaye nga wut pexe ko pour bokk ak ñoom. beneen bi li nu faral di gis mooy ñi fi nekk maire Mbàkke ñëpp ñi ngi jóge ci parti classique yi hormis maire bu bees bi te moom sax mujj naa dem ànd ak parti au pouvoir ndax jàppoo ni également askan wi danoo gën jox confiance ñu bàyyeekoo ci parti yi parce que jàpp nañu ni parti yi toujours moom mooy fal maire ñaari question laa boole pour mu gën a gaaw rek benn bi mooy maire résident beneen bi mooy nekkoo ci parti classique yi est-ce que loolu du gàllankoor. Première question bi maire résident gis nga man maire résident bu ma ko dégg sax daf may dawloo daf may tiital xam nga lu tax man xaw maire résident Mbàkke moom toog fi moom nan ngay lijjante dëkk bi déet nan ngay lijjante dëkk bi fii xam nga lu ñu fa war a def lijjanti di indi xam nga kuy lijjanti di indi doo fi toog résident pourquoi pour signer ay état civil mais addina bi dafa soppeeku léegi les réunions se font à distance par Zoom par Skype et tout mais man des fois bu ma ñëwee Mbàkke nii su ma fi toogee 10 jours peut-être ñetti fan yi vacances la mais juróom-ñaari fan yi damay liggéey damay xëy suba teel teg sama table fii teg sama ordinateur maa ngi en ligne direct ak sama bureau di liggéey ba midi ma def sama pause midi ba 14h 14h ba 17h ma liggéey après dugg ci politique bi dem defi meeting loolu mooy le monde actuel mënuñoo toog rek ñun waa Mbàkke wala waa Sénégal di dund comme s'il y a 25 ans loolu amatul fenn waaw nit ki bureau am mooy son laptop ordinateur am bu muy def mooy bureau am ak téléphone am te foo mën a toll mën ngaa def ay réunion maire résident moom nañ ci yàlla musal xam nga lu tax mais bu ñu bëggee développer dëkk bi mais il faut que ñu génn xëcc ay multinationales ñu ñëw fi mais xëcc leen mooy lan mais mooy dem États-Unis dem Suisse dem France dem Espagne waxtaan ak ña fa nekk multinationales yi woon leen atu yu ñu am commune Mbàkke indi leen effectivement xam nga kañ laay résider bu mu àndee ak multinationales yi ba ñëw ba fii di leen expliquer le temps que ma leen di convaincre danaa toog le temps que ma leen di convaincre pour teg ay multinationales ci dëkk bi ni ñu dem liggéey donc maire résident moom nañ fàtte loolu parce que maire du profession non maire du liggéey maire mais vocation la boo xam ne si nit ki dafa war a am pour ñëw xettali askan bi développer dëkk bi mais mënoo nekk maire ne lii mooy sa profession amoo beneen liggéey moo tax ma ne leen
mais boo leen ma falee maire man bëgguma salaire bëgguma oto bëgguma essence parce que yàlla ngi may dimbale ci liggéey bi may liggéey te liggéey bi may liggéey man permettre na ma lii nga xam ne si moom laa bëgg a def Mbacké ma koy def sans pour autant ma am ci benn problème voilà. beneen question bi mooy parti politique yi daanaka ñoo ŋànk situation politique bi mën naa wax ni actualité politique bi ñoom la askan wi jàpp ni ñoom xëy na bu ñu falawul kenn du mën a diriger yéen jàpp ngeen ni li ngeen indi bees muy benn projet muy vision bu bees ñoom dinañ ànd ak yéen si loolu noonu. xam nga booy wax parti politique yi en général soo xoolee seen discours yi même discours la rek même discours la c'est askan bi soit nga critiquer ki fi nekkoon naan kii def fi dara wala nga xool li fi ki fi nekk def nga commencé di naan waroon naa def lii ñun nag dañoo teggi yoon boobu indi yoon boo xam ne si mooy yoon bu bees ne gis nañ ne Mbacké suñu commune bi am na atu yoo xam ne si on est à 1h10 de l'aéroport suñu train bi bu ñëwee on sera à 1h20 du port de Dakar on a 2 millions de consommateurs à côté Touba bu ñu jëlee paramètres yooyu teg ne mais attendez mënuñoo am commune Sénégal bu am lii te mënuñ ko développer ñu xool lan lañ ko mën a développer nan lañ ko développer mooy lan créer ay société ay yoo xam ne si day produire li nga xam si dañ koy consommer en Touba Mbacké xam nga loolu du affaire parti politique mën ngaa doon politicien mais boo amut xam-xam ci loolu doo ko def boo amut xam-xam dans l'industrie dans les multinationales dans les délocalisations nan la ñu transformer et cetera loolu doo ko mën a def loolu nag la ñu bëgg a proposer waa Mbacké ne leen développement bi ñu leen di wax ak tali yi ñu leen di wax mën nañ ko defar bu ñu amut xaalis duñ ko def te xaalis lan moo ñu koy may ab commune lan moo koy may xaalis ay taxes des impôts mais Mbacké même le minimum fiscal bi ñuy laaj nit ñi man gis naa budget 2020 2021 prévision de budget yi ñu koy wàññi ça veut dire que nit ñi mënuñ ko fay mais effectivement nit ñi mënuñ koo fay parce que kenn amul liggéey boo amul liggéey même le minimum fiscal doo ko fay mais bu ñu defee ñun ba këru Mbacké goo jël mu am ñetti xale yu ciy xëy dem di liggéey kenn ku nekk di am salaire de 150 000 200 000 francs CFA mais boo loolu ñooñu bu la laajee le minimum fiscal duñ ko fay dañ koy fay ak taxes yi nga xam ne moom la ñu am ci yenn produits yi ak taxes yi nga xam si moom la société yi fay loolu lépp muy xaalis boo xam si dañ koy dugal ci commune bi bu commune bi gën a am xaalis ñu mën a defar tali yi defar assainissement bi def créer ci ay mutuelles de santé et cetera xam nga loolu mooy suñu différence bu rëy ak ces partis politiques là ñun dañoo am une vision objective proposer des solutions pragmatiques yoo xam si dañ naan nit ñi écouter lii lañ bëgg a def ñun te lii buñ ko defee comme biñ ciy jëlee mën nañ cee développer dëkk bi nekkuñu fi naan kii lim fi def baaxut déedéet maire bi fi nekk ak recettes yi mu am 400 millions de francs CFA ak à peu près 300 millions de francs de fonds de dotation mën na fi toog 100 ans du def dara même man mii su ma joxee maire bi ma war a compter ci loolu même résultat la ñu am non même résultat bi lañ il faut ñu waxante dëgg du seen faute la bi ñu am rek mooy bi ñu leen fi tegee ñu xam ne lii recettes yi mënuñ koo yokk dañoo waroon a impliquer doomu Mbacké yi am xam-xam ci yooyu ñu boole leen ñu doon ay conseils yoo xam si dañu liggéey ak moom dimbale ko xool na la ñuy développer dëkk bi mais defuñu ko. kon vous allez faire le choix des conseils du n'importe maa ngi dégg sax sa benn militant mi ngi koy wax benn jour ñi li ma lay njëkk ñaan mooy fexeel ba am conseil yu ko mate ndax borom xam-xam yooyu ñooy lañ bët ñoom la askan yu teg foofu ñoom ñoo war a indi résultat kon sa conseiller di nga ko tànn. mais gis nga soo amee jëlal une équipe de football xam nga déjà équipe bi dañuy am 50 joueurs mais 11 meilleurs yi la ñu dugal ci terrain bi boo la dugalul 11 meilleurs yi ci terrain bi doo gagné. mais ñoo ngi ciy liggéey li ñuy def mooy mais dañu ubbi suñu loxo pour ñëpp ñëw mais bu ñëpp ñëwee nag mais ñu ne askan bi ñii ñëpp ñëw na ñi ñëpp ay doomu Mbacké lañ xam nga il faut que ñu bàyyee parloo bi xam nga bu ñu dee ne ñun ñëpp ay doomu Mbacké nañ jël kenn ku nekk ak suñu aqulaay taala ak xam-xamam ak lim ñu mën a indil ñu teg ko foofu jàppale ko mu indi ko ñun ci loolu la ñuy dox ki nga xam ne si mais il a fait des études de chimie bu ñu fa war a def usine boo xam ne si day produire ay lessive ay eau de javel des choses comme ça
mais kooku dañ ko jël teg ko ci digg bi ne ko indil ñu sa xam-xam wax ñu loo bëgg ñu def ko pour ñu mën a am lii. docteur xam naa ne bu ngeen nekkee maire di ngeen changer fusil d'épaule si wàllu xeex bi ndox mi ngeen doon gën a privilégié mais ndox moom sax doon wax ni daanaka xëy na compétence état la ñoom ñoo ko war a lijjanti mais dafa am yeneen urgence muy wàllu santé wàllu éducation defar voirie bi Mbacké gën a taaru dafay li nga doon wax sànq nii lu Touba ñàkk mën nañ ko ci Mbacké parce que tourisme religieux war na fi mën a am que Serigne Touba bi ñu ngi koy liggéey jumaa Sëñ Cheikh ba ngi fi ak la famille religieuse de Touba Mbacké nekk benn base arrière bu Touba nga xamante ni lépp loo xamante ni tukkee ko na foofu te war na am njeexintal fii est-ce que pare ngeen pour liggéey si yooyu santé éducation ak ay infrastructure de jeunesse ak taaral dëkk bi si wàllu tourisme. waaw gis nga domaine yooyu nga wax yëpp mooy domaine yoo xam si du indi xaalis xam nga santé ak éducation moom investissement sur l'humain la xale yi c'est vrai que du indi xaalis mais plus tard dana indi xaalis mais pour l'instant da nga def xaalis ba dans X années xale bi commencé indi xaalis santé du indi xaalis directement bu ñuy téye mais investissement humain la parce que nit ki bu wérut du liggéey donc il faut mu wér pour mën a liggéey mais xam nga domaine yooyu laaj xaalis nag il faut ñu am xaalis pour defar ko am xaalis bi man wax naa la ñaari support yi nga xam si fi ñu amee xaalis mooy industrie diaspora mooy suñu support on va travailler là-dessus à 90% sur l'industrie et la diaspora pour dëkk bi am koom. bien sûr les projets de l'État comme Abdou wax na ko léegi PUDC ay FONGIP genre yooyu foog nga collaborer ak ñoom pour nga mën a am dara aussi. waxuma ne duñ collaborer ak État ay PUDC FONGIP yooyu na ñëw compléter ñun li nga xam si ci la ñuy liggéey defe naa nañ ci sawar sax parce que bu ñu gisee ñun déjà li ñu mën a def ñooñu dañuy sawar ci ay projets yi ngay wax mais ñun déjà il faut ñu tabax suñu projet yoo xam si moom la ñuy proposer mënuñoo toog rek naan dañu xaar ay PUDC ak FONGIP yu ngeen xamut déedéet il faut ñu maa ngi lay jox benn exemple mais on a peut-être que waruma ko dévoiler sax am nañ un projet de développement du premier smartphone bu ñuy commercialiser Sénégal développer ko fii ci Mbacké les chargeurs les écouteurs là électroniques nga xam ne chinois yi dañ koy charger par conteneur dañu ko indi mais on a des projets pour defare ko Mbacké parce que on a 2 millions de consommateurs à Touba les produits de nettoyage là ay lessivier yu kenn xamul on a des projets yoo xam ne si pour xool nan lañ koy defaree Mbacké les canettes là à base de nos produits locaux bisaab ay jinjeer ay buy mais on a un projet pour installer une industrie boo xam si day defar ay canettes sur ces bases là nga xam ne 22 milliards yi ñuy perte rien que ci ay canettes ci màggal gi muy dugg ci suñ commune bi donc on a des xam nga projet yi ñun dañ ko am sax avant ñu dugg ci affaire politique moo tax ñu indi projet yooyu teg leneen lu ci yokk nag muy bénéfice pour ñun te bu ñu demee ba am xaalis santé bi ngay wax xam nga santé suñu gis-gis mooy dañuy développer santé de proximité mooy les centres de santé yi nga xam si moom lañu am ci quartier bu nekk poste de centre de santé yeeg poste de santé yi dañ leen di développer de telle sorte que centre de santé boo dugg mën nga faa def une analyse complète un check-up complet avec toutes les machines à l'intérieur lépp li nga xam si war nga ko soxla mu doon médecine ambulatoire nga mën ko am ci centre de santé yooyu mais xam nga loolu bu ñu ko amee on a résolu le problème nit ñi boo gisee fukki nit di dem hôpital mais ci fukki nit yooyu peut-être que ñaar nit ñi ñooy tëdd hôpital juróom-ñett nit ñi dañu ñibbi parce que yenn feebar yoo xam si dañu leen di seet rek après ñu dellu seen kër donc médecine de proximité boobu la ñuy privilégier mooy santé bi mais kooku il faut ñu am xaalis boobu nag ñun on compte tirer ko ci projet yooyu ma lay wax voilà éducation on a des salles de classe de 100 mais des fois 100 ou 80 élèves par classe xam nga loolu man xale bu ci génn sax man dama naan nii moom fan la jaar mais loolu am nañ projet boo xam si mais il faut que ñu réformer la manière d'enseigner mooy def des salles de classe numériques yenn xale yi nga xarañ nga xam ne war nañoo mën a nekk ci benn salle informatique suivre seen cours ñi nga xam ne si ils ont un peu plus de difficulté nekk en classe pour suivre cours yi loolu mooy domaine éducation bi yeneen yi nga laaj mooy affaire pour jeunesse yeeg yooyu mais surtout la jeunesse mais on a un grand projet de complexe sportif xam nga projet yi ma lay wax lépp
du ay projet commune bi ou ay projet d'État ay privé lañu c'est des gens ay nitu Mbàkke lañ de la diaspora nekk ci biti xalaatoon yenn yi ñu xool ne mais ñii bu ñu leen regrouper sous forme d'actionnariat mën nañ am capital bi pour investir ci loolu. On a un grand projet de centre sportif boo xam si mais c'est sur 5-6 hectares mais day lier sport ak étude parce que li ñu gis Mbàkke mais faut pas que ça continue xale yi dem di football rek te duñ jàngi loolu amatul fenn les grands centres de formation boo demee en Europe maintenant mais xale bu jàngut dañ lay dàq jàng bi ça passe et après football bi aussi ànd ak moom bu ñu gisee ne xale bi jàngatul defatul dara mais dañuy def tuuba dàq ko donc xam nga loolu motivation la en plus pour xale bi bëgg a jàng ñun on a un grand projet de centre sportif te projet bi ma lay wax mais bi ñu ko tàmbalee ça fait presque 3 ans man sama benn jarbaat ñëw na fii Mbàkke di wut terrain mais 5 hectares yu mat amu ko ci commune bi commune Dala Ngaabu nañ ko yóbbu am na 5 hectares yu ñu ko fa proposé ou bien sorti Kayel loolu aussi c'est un grand problème on a un grand problème foncier ci Mbacké mais je pense que il faut que ñu réfléchir au niveau département parce que problème foncier bi moom defe naa les grands centres yi ñu bëgg ay zones industrielles ay grands complexes sportifs amatuñ Mbacké place boo xam si war na ko mën a def donc centre sportif boobu mais liggéey nañ ci ba nga xam ne si am nañ presque 80 à 90% financement bi nga xam si war nañ ko mën a def. ndaw yi tamit bu ñu ko waxee day laaj nga bàyyi xel tamit sociologie gox bi. parce que ndaw yi football ñu rek jànguñu mais ñu ngi si charrette yi. ñii tamit ñu ngi liggéey. dëkk bi mooy bindoo noonu charrette aada la fi cosaan la fi. ñooñu lan ngay xalaat si ñoom ak ndaw yi nekk di jaay si marché beeg ambulant yeeg yu nu mel. waaw mais gis nga ndaw yi nga wax ci charrette lañ nekk ak ambulant yooyu xam nga loolu lan moo ko indi mooy rek amuñu ay fabrique ay usines yoo xam si ñooñu war nañ fa mën a liggéey nañ waxante dëgg. su ñu amoon ay usines yoo xam ne si day embaucher 2000 3000 personnes nga defee ne ñiy dawal saret du ñu wàññeeku ñiy dawal saret nañ wàññeeku parce que dañ cee nekk parce que amuñu beneen pexe mais suñu amee ay pexe nga xam si ndaw yi danañ dem di liggéey ay fabrique ñu former leen ñu doon ay techniciens manuels ay ouvriers manuels man defe naa ne ñu bari danañ dem liggéey ci loolu. ça ne veut pas dire que charrette yi ñuy dawal dañ koy bàyyi déedéet xam nga charrette yi boobu ba léegi mais ndimbal lu rëy la ñuy indil ci dëkk bi ndimbal lu rëy la ñuy indi ci dëkk bi man bu ma xëyee suba teel damay gis mais charrette di jógee Daaru Salaam di ñëw Mbàkke mais bu ñu fi nekkutoon mais ñan ñooy indi nit ñi ñu dem marché taxi yi am na ñu bëri ñoo xam si mënuñoo fay taxi yi charrette yi defe naa ne kenn ku nekk 100 francs ngay fay par personne donc charrette yi liggéey mi ñu fiy def liggéey bu mag la mais dañ leen a war a organiser waat organiser ça veut dire que def leen ay des charrettes modernes def un plan de circulation boo xam si fi ñuy jaar ak sécurité bi ak ni ñuy toogee ci charrette yooyu mais yooyu mën nañ ko moderniser ma jox la benn exemple rek en Inde problème transport bi dañ ko amoon xam nga nan lañ ko réglé ñoom. dañoo inventé ay oto yu ñu trouvé tuk-tuk c'est-à-dire que c'est des petites motos yoo xam si ci ginnaaw ñaar ba ñetti nit war nañ ca mën a toog mais ñuy daw normalement ci dëkk bi pour dimbale nit ñi ci transport bi suñu charrette yi aussi il faut que ñu xalaat am nañ ci ay idée nag bëgguma koo génne fii nañ leen di réorganiser de telle sorte que ñoom seen liggéey kenn du ko yàq ñu koy liggéey de manière professionnelle di ci gagner seen xaalis. ñëw nag si question politique peut-être que mooy dernière question bi Mbacké nga dëkk fi nga juddoo fi nga fekk baax ñu xam la fi également te nag dëkk bi boo ko bëggee gagner il faut que nga am na doxalee am na ay penc am na ñoo màggandool am na ay groupes yoo xamante ni xëy na ils sont disséminés dans cette ville ku nekk ak sa la ngay yëngu est-ce que tey am nga maîtrise boobu noonu si gox bi maaye nga gox bi ba maîtriser ko mu waral nañ la war ngaa mën a am électorat bi nga bëgg pour gagner Mbacké parce que pour nga mën a gagner Mbacké aussi foog nga miin penc yi foog nga miin gox yi miin quartier yi miin grand place yi. waaw xam nga maa ngi lay sant ci sa question bi xam nga effectivement loolu question bu ñu posé en général politiciens yi nga xam ne si bon dañuy wër miin penc yeeg. voilà bu ñu bëggee ñu fal leen ci yenn yi man penc yi dama leen a xam avant may dugg ci lii man penc yi ba may jëflanteeg ñoom xaw ma sax ay commune ak déedéet man
ba may liggéey ba léegi penc yi ngay wax Mbusoobe damaa fa am fay xarit dama leen a xam ñu bari boo demee Mbàkke Xewar kër Maam Mor Jaara waaw dama fa am ay xamee dama fa am bunt dama màggalu Maam Mor Jaara gi dama fay dem bisub gane Sëriñ Tuubaa gi ñuy màggal ñu bëri Mbàkke xamuñu ko xam nga Sëriñ Tuubaa fii la gane àdduna xam nga am na màggal gu ñu koy defal chaque année dama koy xam te dama fay yabal ay ndaw yóbbu sama addiya Daaru Salaam man Daaru Salaam laa bokk waaw man Daaru Salaam laa bokk doom laa fa rak laa fa lépp laa fa donc penc yi ngay wax bu ñu tuddee yii rek defe naa ne penc yi presque mat na donc man duma gan ci penc yi parce que pencum Paleen mais foofu ñoom kër sëñ Ousseynou Fall Assane Fall ñoom penc yi daal man du ma fa gan parce que dama fa daan dem te lii ñëwut. léegi bu nu basé woon nag si électorat bi mujj si Mbacké li fi voté présidentielle bi daanaka mën nañu wax ni 35000 yi tegu na. si ay électeurs. mais bu dee Mbacké dañuy gis ni dafa am ay gox yoo xamante ni boo fa liggéeyee di nga fa am la nga bëgg. muy sañcaan yi ba ci gaawaan waaye tamit côté bii di Mbacké Xewar jëm Njaayeen ba ci côté bii di Ginnaaw Rail. politiquement parlant dañu gis ni lenn ci politiciens yi dañu am foofu ay base am fa ay nit ñu xam am fa ay mbootaay est-ce que docteur Fall Mbaye liggéey na ci wàllu woowu fu nekk am na fa ku ko fa toogal. gis nga li nga wax moom ay base politique gis nga ñun bu ñu tàmbalee xam nga li jaaxal nit ñi mooy dañoo tàmbali ci ndox mi après dugg ci lii élection locale yi yàlla xam ne politiciens yi base bu fu ñu am base. am nañ fa ñun ñaari base gis nga fi nga xam moom la joxe ay Mbacké Xewar yi ngay wax Mbacké Xewar defe naa ne base ya ñu fa am politiciens yu bëri amuñ ko fa nga dugg Léyeen Njaayeen foofu base bañ fa am ñoom ñëpp amuñu ko fa nga dem ci sancaan yi sancaani Daaru Salaam yi Jàmmagën sancaani Daaru Salaam yi Jàmmagën foofu yëpp dañ fa am base aussi nga dem Daaru Salaam waxi nopp nga ñëw Escale gi nga xam si man fi laa dëkk gonek Escale laa fi laa juddoo fi laa yaroo dañ fa am base nga dem Paleen même chose gis nga ñun yàgguñ ci lii mais vraiment ñi ñu àndal équipe bi ñu àndal waa diisoo ànd defar Mbacké mais dañuy ay nit ñoo xam si dañoo tasaaroo ci dëkk bi et puis ay nit ñoo xam si aussi waa dëkk bi dañ leen a naw parce que ay nit ñoo xam ne si dañoo gëm li ñuy def mosuñoo seen loxo set mosuñoo dugg ci lenn loo xam ne si rek mën nañ leen a reprocher quoi que ce soit xam nga loolu moo ñu may chance ñi équipe bi ñu àndal waaw dañoo set wecc ci lépp nangoo liggéey mais am Pastef ci liggéey bi gis nga ni ñuy liggéey nii mais ñun ay affaire yu lii peut-être que maa toog fii di wax mais ni ma toogee fii di wax ngeen mën a jël Mor Touré toog fii di wax Bamba Diop di wax Moustapha Diagne di wax docteur Mbodj di wax Mame Ndiaga Niang di wax bu ma jëlee suñu soxna yi madame Mbacké di wax madame Niang di wax ainsi de suite ay nit lañ loo xam ne si mais kenn ku nekk la nga gëm ak projet de société bi ñu am war nga mën nga ko expliquer de A à Z te loolu mooy suñu chance. ci cadre politique investisseurs yi dañuy gis ni dina am jafe-jafe surtout le Benno même sax au niveau de l'opposition yéen jàppaleen ni seen investir dina am jafe-jafe yooyu noonu en plus est-ce que pare ngeen également ni ko Abdou waxee woon pour ubbeeku pour en cas bu fekkente ni am na lu wadd foofu ngeen for wala da ngeen dem toj foofu ànd ak ñoom def coalition pour l'intérêt de Mbacké. li ma waxoon rek dinaa ko répété waat ñun tëjuñu suñu bunt ñun mais xam nga ñun on a un programme politique un programme de développement mais bu leer c'est écrit lan lañ war a def ku ko lire rek xam ne ñii xam nañ fañ jëm donc man yaakaar na ne képp ku ñëw ànd ak ñun mais doo sax hésiter une seule fois ci ne ñii xam nañ exactement fañ jëm te boobu ba léegi moom la ñu am ñii rejoindre surtout ces derniers temps bari nañ mais dañuy ñëw mais ne bi ma lire seen programme xool ne exactement xool déglu yenn interview yi moo tax ñu ñëw donc ça veut dire que waxtaan wi du yàgg parce que xam nañ exactement ñun fan lañ jëm ñoom dañuy ñëw rek jàpp ci liggéey bi moo tax bu ñu waxee investir rek yooyu mais problème bi duñ ko am lu tax duñ ko am mooy lan mais ñun seetuñu ne kii tur la parce que dafa tudd nii déedéet
dañuy xool ki nga xam ne si buñ ko tegee fii dana jariñ askan bi danañ ci am ay résultats yu baax ñu teg ko foofu jeex na. gis nga man mi bu ma wóoroon ne buñ demee ba ne waa diisoo ànd defar Mbàkke ñu xool ne man mii mais amu benn chance ci élection yu ñu jëm ñu xool ci suñ biir ne mais kii moo ñu ëpp chance damay pousse fële mu ñëw toog man ma nekk ci ginnaaw pousse comme ñëpp. ñu ñëw si laaj bu mujj bi mooy que ni élection yi tamit dafa laaj organisation bind bi la ñuy tàmbalee ba si temps yi génn nañu benn circulaire pour wàllu question bi yooyu est-ce que pare ngeen si ëllëg tamit bu nu àggee ci élection yi est-ce que am ngeen staff bu mën a tamit gérer lu ni mel parce que c'est votre première tentative. mën na wax ne vous êtes novice en la matière. est-ce que taxaw ngeen pour jàmmarloo pour dem élection yéen. waa diisoo ànd defar Mbàkke. waaw gis nga pour wax la rek ne gis nga loolu moom jarul sax ñu ci am ay xel yaar bi ñu tàmbalee révision liste électorale yi ñun ñoo doonoon seule coalition ak waa Bougane yi gëm sa bopp ñoo doon nekk ca préfecture de 8h à 18h dañoo jël sax suñuy xale am nañ suñuy xale xam nga nan lañ leen tuddee les hommes de terrain diisoo ànd defar Mbàkke 8h ba 18h lañ doon nekk préfecture di surveiller transfert yeeg ak ñi doon jëli ay nit ay Touba ak ay Daaru Marnaan leen di transférer mais dañ cee liggéey mais ba liste yi ubbee ba ca dernier jour tout le temps ñu yóbbu ay nit ñuy xool exactement ndax processus bi normal na ou pas loolu jeex na léegi war nañu publier maintenant liste yi nga xam ne si mooy inscription yi contentieux yi mais tey nii réunion laa jóge nii ñu former un team boo xam ne si day suivre loolu topp ko ba mu jeex gis nga semaine bi yëpp chaque jour dañu am réunion xam nga lan lañuy suñu réunion yi lan la mooy wax exactement nan la ñuy defee suñu commission investiture yi commission yi nga xam si mooy mais suñu lépp pare na ay caution yi 15 millions yooyu je ne veux même pas qu'on nous parle de ça ay caution 15 millions amuñu problème yooyu parce que defe naa ne askan wi boo leen bëggee dimbale am na sacrifice yoo xam si da nga ko war a def te sacrifice yooyu ñun mais on est prêt à faire ça mais non xam nga bu ñu waxee ne man maay jël en charge caution ànd diisoo defar Mbàkke xam nga loolu c'est rafetul dans la mesure où ñëpp ñu àndal ñii dañuy def effort financier ñii def effort physique ñii def effort intellectuel kenn ku nekk ca la ngay def ak la nga indi xaalis la pour man bu ma nekkee Suisse bu ma jógee ci sama lal ça compte par minute bu nekk xaalis la donc ñi nekk fii di liggéey ñi nekk ci terrain bi mais suñu nekkee 8 heures de temps ci terrain bi pour man 8 heures de temps yooyu da nga koy multiplier par salaire par taux horaire yi mu joxal xaalis c'est pas parce que man damay génne xaalis ñeneen ñi nekk ci terrain bi que ma ëpp leen droit wala ma ëpp leen mérite ou quoi que ce soit déedéet voilà caution bi ma lay wax bu ñu génnee 15 millions yi bu fekkee ne benn nit da koy génne ñeneen participer nañ ci parce que dañ cee liggéey joxe ci seen ñàq ñi joxe ci seen xel. très bien docteur amoon nañu mbégte ànd ak yow ci plateau bi bu fekkee amoon looy dolli rek ñu yëkkati émission bi. waaw li ma ciy dolli rek mooy xam nga tout le temps dañuy xalaat ne politique mooy dindi li nga xam ne si moo nga fi fekk critiquer diggee wala ngay wax loo xam ne si mu wóor la ne lii ngay wax mënoo ko def après ñun loolu indi wuñ fi li ñu fi indi waa Mbàkke maa ngi leen di koy ñaan ngeen déglu ko li ñu fi indi mooy dañoo ñëw pour proposer un projet de développement pour que suñu dëkk bi enfin depuis 60 ans nit ñi référence ci Doudou Thiam la ñu jël dañoo bëgg ñu jël référence yi ci doomu Mbàkke yi ñëw léegi que ne mais ñii ñoo fi jaar soppi dëkk bi développer dëkk bi teg ci dëkk bi ay usines yoo xam si xale yi dañuy jóg dem di liggéeyi parce que suñu dëkk bi mooy mais moo war a doon commune bi nga xam si moo war a nekk ci tête ci commune ci Sénégal parce que li ñu am ci Mbàkke gi xamuñu ko et il faut que waa Mbàkke xam leen tamit il faut que ñuy arrêté naan état bi defaruñu daraak état bi dañoo fàtteeg déedéet ñun ñoo war a liggéey pour état bi respecté ñu parce que lu tax état bi respecté wuñ mooy am nañ ay atu yoo xam ne si dañ ko xool te kenn ñun exploité wu ko exploité nag mooy
génne paramètres yi xool exactement lan nga mën a def te def ci koom bi nga xam ne si boo ko ci defee ñëpp jariñoo ci loolu moo ñu indi ci champ politique bi ma leen di wax rek ne nañu moytu politicienne yi nga xam ne si nit ñi dañ leen di dig ay financement ak ay 5000 à gauche ay 10 000 à droite mais loolu amul fenn ki la jox 5000 wala 10 000 jël xaalisam distribuer ko ci askan bi buñ ko falee mais suñu recette 400 millions yi wala 700 millions yi nga xam si moom la ñuy def ci commune bi day jël rek dugal ko ci poosam wala mu jël terrain yi dagg di jaay donc loolu bu ñu ko bëggee éviter il faut que ñu xool li nga xam ne si bu ñu ko defee askan wi kenn ku nekk fa nga toll war cee mën a jariñoo loolu moo ñu dugal ci lii li ñuy dugal ci lii aussi dañoo xool ne diaspora Mbacké on a plus de 10 000 personnes de la diaspora yoo xam si ay Mbacké doomu Mbacké lañ te kenn ku nekk dina dugal entre 600 000 francs CFA ak 1 million de francs CFA par année ci Mbacké gii xam nga loolu presque muy 10 milliards de francs CFA yoo xam si dañu koy consommer rek nañu xool diaspora bi xaalis boobu seen manne financière buy dugg ci dëkk bi nan lañ ko mën a investir ci ay usines ay fabriques yoo xam si dana mën a defar loo xam si waa Mbacké dinañ ko mën a jariñoo voilà maa ngi leen di sant yéen ñëpp di wax rek ne nañ ci jàpp élection yi di ñëw moom incha allah bu soobee Sëñ Touba mu wóor ne ñun ñi ngi ci biir élection yi coalition mouvement képp koo xam ne si yaakaar ne projet bii mën nañ cee defar dëkk bi na ñëw ànd ak ñun jërëjëf. mbokk yi mu nekkoon seen émission si xibaar 24 TV ñu àndoon si ak docteur Fall Mbaye di candidat bu diisoo ànd defar Mbacké jox leen daje beneen yoon si yeneen jotaay jaajëf.